Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. DKR 221. asalaamaaleykum mbokk internet yu DKR 221 comme ni ñu koy defee saa su ne rek ginnaaw ba ñu leen nuyoo ba noppi fas yéene dikk ak yéen ci yeneen ci ay xibaar ñu fas yéene nag addu ci kii di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké di ab député fële ca pencum ndaw réew ma di assemblée nationale waaye tam mu bokk nag ci li nga xam ne moom moo di parti Pape Diop bi di bokk gis-gis mu nekk sax numéro 2 ba noonu sax na ñu ko mën a woowee ndax bokk gis-gis googee di ab parti bu Pape Diop ancien maire de Dakar taxawal moom moomee di Cheikh Abdou Bara Dolly moom sax la ñu mën a jàpp ne moom mooy deuxième ci boobule parti maanaam moom mooy ñaareelu li nga xam ne nii moom moo di autorité ci boobule parti maanaam ñaareelu li nga xam ne nii nag moom moo gën a fës ci wàllum politique ndax moom Cheikh Abdou Bara Dolly ginnaaw fële nga xam ne moom moo di ca pencu ndaw réew ya gis nañ ko ci wàllu politique mu présent loolu ci li nga xam ne nii moom moo di ci rek li nga xam ne moom moo di géewug politique gi waaye itam mu daal di nag feeñ loolu ci li nga xam ne moom moo di ay dénonciation waaye itam mën a attaqué lool ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur ak nag nekk ci wetu ñi nga xam ne moom moo di askan wi ca la mu wane ci ay jëfam ak yeneen yoo xam ne rek ma ngi cay woo nit ñi moom moomee nag jamono ji ñu wax ak yéen ay tuuma yu metti la jël daal di koy teg ci ndoddu ñenn ñoo xam ne dañoo fare ci gouvernement bi bu Macky Sall bi ndax nee na nag ñenn ci ay ministre maanaam ay jëwrin yoo xam ne nag dañuy daal di rek guerre ñi nga xam ne ñoom ñooy député ya nekkee ca l'Assemblée nationale ndax nee na guerre gu metti daal la ñu fa gis waaye itam wàllum jiixi jaaxa ak nag seytaane ak yeneen yoo xam ne dafa lalu ci wàllum parité gi ñeel góor ak jigéen ca nañu war a tolloo waaye itam bokk dayoo ci fa ñuy jëlee ci yenn ci décision yi waaye itam nee na ñàkk gëm yàlla gu metti moom moo am ca biir fi nga xam ne nii moom moo di ca l'Assemblée nationale di pencu ndawu réew yi waaye tamit nag wax na lu yaatu ci li nga xam ne nii moom moo di ci opposition bi ak local yi nga xam ne dañu ko dëgmal di élection yi nga xam ne la ca des bareetul benn yoon moom Cheikh Abdou Bara Dolly mi ngi ko xam ne nag ca fa nga xam ne moom moo di ci journal bi Le Témoin ginnaaw ba muy am ab entretien ak ñoom ci loolu yi la gën a yaatal nag ca la mu xam ca l'Assemblée nationale waaye tam ay accusation yu metti la jël teg ko ca nee na sax nag poste premier ministre bi nga xam ne ñu ngi koy njuuj njaaj ak nag di ko lam-laamee ci ginnaaw bi nga xamee ni njiital réew mi di Macky Sall da ko rek daal di yëkkiwaat ci gémmiñam di ab information boo xam ne nii nag nee na daal ay manœuvre politicienne la nee na daal lu ni mel daal buñ ci mënee sukkandiku rek moom mooy que ni kii di njiitu réew mi di président Macky Sall ay manœuvre rek lay def ngir rek nu mu fi tegee ci wàllum politique waaye itam nu mu njuuj njaajee ci wàllum politique geek lu ko wër waaye itam nee na daal lu ni mel mënuñ ci cee jàpp benn yoon ne rek lu war a am la ndax moom mënta concevoir maanaam mënta rek dëkkandu ñuy teg ak teggi ay ministre de la République rawatina nag lii di njiital jëwrin yi di premier ministre nga koy teg ak di ko teggi ca nam la gën a neexee moom tam nee na rek li nga xam ne nii moom moo di jamono ji marathon budgétaire bi nga xam ne nii nag ñu ngi koy voté ak di ko xaar fële ca l'Assemblée nationale ak war ko saytu moom Cheikh Abdou Bara Dolly la mu ca wax nag moom moo di ne rek lu ni mel daal di nga xam ne ni moom moo di disposition constitutionnelle la nee na wàllum finance ga ñu war a waxtaane fële nga xam ne moom moo di ca pencum ndaw réew mi li nga xam ne moom moo di disposition constitutionnelle la nee na ab charte la boo xam ne nii nag dañu ko war a bàyyi ca na mu tënku waaye itam kenn waru caa nekk di ko lam-laamee ak di ko jiixi jaaxa ba tax ñu ci indi ay coppiteek yeneen yoo xam ne nii du arrangé benn yoon li nga xam ne nii rek moom moo di jëfinu li nga xam ne moom mooy li ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi bëgg ba tax na daal nee na comme ni ko rek loi bi santaane noonu lañ ko war a bàyyi waaye itam nee na ministre bi yor wàllum finance fii ci Sénégal nee na booy xool ci njëlbeen gi ba rek ci njeexital gi nee na bëggul benn yoon di assister li nga xam ne moom moo di marathon budgétaire bi ñu war a nag
amal fële nga xam ne nii moom moo di ca l'Assemblée nationale waaye itam collègue am yi nga xam ne ni ñoom ñooy député yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca pincu ndawu réew ba ñoom daal la ñuy def jamono ji ci li nga xam ne nii rek moom moo di ci marathon budgétaire bi dafa rek daal di jéggi dayoo ndax nee na daal amaluñu benn yoon li nga xam ne moom la leen fa askan wi fale woon la tax ñu tegoon leen fa ñoom nekkuñu ci benn yoon la ñu gën a nekk daal moom moo di lu jëm ci seenu poche waaye tam lu ñu duufalee seenu gafaka ndax nee na ministre yu ci bari buñ dee ñëw ku ci mel ni sax tudd na ab tur ndax ministre bi ñu dénk wàllum finance di Abdoulaye Daouda Diallo moom daka daal di joxoñ baaraamu tuuma nee na boobule ministre daal li nga xam ne nii moom moo taxoon mu absenté ne rek ay raison de santé maanaam li nga xam ne moom moo di wér-gu-yaramam moom moo tagatémbe ba tax teewul fële nga xam ne moom moo di ca assemblée nationale ngir rek daal di amal def marathon budgétaire am boobee nee na lu ni mel daf leen a jaaxaloon ñoom waaye député yi ba tax nag ñu daal di ci interpeller directement kii di président Macky Sall mi nga xam ne nii nag dañu ko rek interpeller ngir mu daal di jël ab dogal ci li nga xam ne nii moom moo di ca mbir moomee am ngir rek daal di janoo ak janoowu kii di Abdoulaye Daouda Diallo di ministre des finances ak ñii di député yi ngir rek ñu daal di koy mën a saytu bu baax ab liggéeyam ak la ñu ko dénk ndax nee na boobule ministère daal dafa bokk ci yi nga xam ne nii gën naa soxal ñii di askan wi waaye tam lii di Sénégal tam lu leen soxal la tax ba ñu doon bàyyi xel ci mbir mi ginnaaw bi nga xamee ne nag ñëwul ci ne rek dafa am tàggatémbeek wér gi yaram tax ñoom ñu daal di nag bañ a jéggi lu loi bi wax tax ñu daal di bind directement kii di président Macky Sall naam sax nee na bind googee ñu ko bind amul benn yoon njeexital ndax déggaatuñu benn yoon ku ci wax wala ku ci def nee na lu ni mel dafay indi rek li nga xam ne nii moom moo di ne seen ñàkk xarañ ak seen ñàkk nag teewlu lii nga xam ne nii moom moo di assemblée nationale ci ni mu amee njariñ ci réew mi waaye tamit mi ngi joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay collègue député maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay naataango député foofee nga xam ne nii moom moo di ca l'assemblée nationale nee na nekkee wuñ fa lenn lu du rek tàccu waaye tamit nag di kañ ñi nga xam ne ñoom ñoo di ministre yu Macky Sall yi nee nañ daal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo moomee majorité bi la leen ca neex rek la ñuy doxal ndax nee na nekkewuñ fa lu dul tàccu ak nag di kañ ñii di ministre yi fay jaar di dem ak ñëw yooyu lay jëwrin di faral sax di leen rek ñoom di contrôler li nga xam ne ni moom moo di pencum ndaw réew yi nee na nañu koy contrôler du leen rek lu dul di leen ger waaye tam di leen jox li nga xam ne moom moo di pañe ramadan ginnaaw bu weeru koor teroo nee nañ ministre yu ci bari dañuy jóg di jël ay li nga xam ne moom moo di ay liaasi xaalis def ko ci ay enveloppe di jox yooyu les député waaye tamit nag dañ leen di jox lu ci mel ni ay panier ramadan ak yeneen yu ni mel yoo xam ne rek dañu koy xaar ci yooyu les ministre te it nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo di waaye député yi dañuy rek fëgg saay su ne bureau ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñenn ci ministre yi ñu leen di jox xaalis loolee tax ba ñoom daal fa ñu war a taxawee wuñ ko ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waay population bi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi yeyoo pour ñu taxaw leen moom moomee sax di rek Cheikh Abdou Bara Dolly daal dinay sori loolu ci ay information yu mu joxe ndax nee na nag yi les ministre nga xam ne nii dañ leen a war a daal di saytu ku ci mel ni porte parole di bu nga xam ne nii moom mooy yor wàllum li nga xam ne ni moom moo di kaddu ku ñi nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bi ak ñeneen ñu ca nekk ñoom ñëpp daal dañuy am li leen neex saay su ñëwee ci fi nga xam ne moom moo di ci pencum ndaw réew mi di député yi nga xam ne ni ñoom ñoo yor li nga xam ne moom moo di baatuk askan wi te it toogaluñ fa askan wi benn yoon ndax nee na daal seenu ko gafaka comme ni ñu ko waxee ca njëlbeen ga rek moo leen fa tax a toog tax na mu daal di ne rek bi ñu laal di sampee ab li nga xam ne nii moom moo di ab laaj ci ki nga xam ne moom moo di ministre Moustapha Diop nee na bu ñu ne exemple bu ñuy jël ci moom mooy rek dafay faral di yëkkati alal ju bari comme ni ñu ko waxee ak nag ay pañe ramadan di ko jox ñeen ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di nekk député yi waral tamit ba saay su ne moom heure bu ñëwee ngir taxaw ngir janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waaye député yi ngir ñu mën a saytu liggéey
liggéeyam ci ministère bi nga xam ne daal nañ ko koy jox ngir mu jiite ko moom day rek daal di daw yenn ci question yi waaye tamit nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a poser yenn question yooyu di majorité ba ñoom duñu ko poser wara tamit ba ñu koy raayal ca na mu gën a yombee waaye tam ca nam ko gën a neexee ci wàllum liggéeyam tax ba lu ñu war a xam ci lu bari ci liggéeyam kenn du ko xam wara tamit moom mu daal di sori lool ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di rek 40 député maanaam ñeent fukk ci député yi nga xam ne nii ñoom ñoo war a intervenir ci li nga xam ne nii moom moo di ci budget boo xam ne rek dafa toll ci 17 milliards maanaam fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards yoo xam ne nii nag ci sunuy koppar yoo xam ne dañu ko tekk ci wàllum budget jëmee rek ci wàllum li nga xam ne nii moom moo di njeexitalu askan wi waaye itam seenu ko bëgg-bëgg mu ne daal yooyu le budget ginnaaw bu ñu ko alloué yenn ci ay ministère ba pare duñu ko mën a toppaat na ca war ndaxte nag ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waaye député yi taxawuñu benn yoon ca nañ ca war a taxawoo ginnaaw bi leen askan wi joxe seenuk baat nee na yooyu le député sax mën nañ leen jàppee ay xar kese yu ñuy xontu foofee nga xam ne nii moom moo di ca pencum ndaw réew ya wara na tamit ba député bii di Cheikh Abdou Bara Dolly di wax ne rek nation bi nga xam ne moom moo di Sénégal leen loo xam ne rek ci ay article yoo xam ne nag dañu ko war a saytuwaatu ci bari dañu ko daal di ñaxasaxal mu mel ni rek dañu leen daal di jël yooyu le article yu dëxëñu nag ci ay règlement intérieur ak yeneen yu ni mel waaye itam ci ay commanditaire ñi nga xam ne ñoom ñoo di waaye jëwrin yi ca lañu rek tënku ba tax duñu mën a saytu bu baax a baax li nga xam ne ni moom moo di wàllu yu waaye tamit nag nee na yenn ci ay ministre yoo xam ne nii nag dañuy rek daal di fëkk jëf waaye tamit nag duñu wax dëgg benn yoon te it bu ñu taxawee foofee ca assemblée nationale la ñu gën a mën nag moom mooy rek nax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di député yi waaye itam daal di dere nag tuur li nga xam ne moom moo di lëndëm ci ay député yoo xam ne nee nañ jànguñu te it xamuñu lenn loo xam ne rek ay li nga xam ne day jóge ci assemblée nationale jéemu ci caa xam lenn du rek daal di foog ne tàccu ak wax lu bon rek moom moo leen fa tax a jóg ak nag raxas deru ñi nga xam ne nii ñoom ñooy jëwrin yi nga xam ne nii ñoom ñoo fa nekk waral na tamit ba moom muy sori ci ay waxam moom moomee di Cheikh Abdou Bara Dolly comme niñ leen ko waxee di ab député ci l'Assemblée nationale waaye tam di deuxième homme ci fi nga xam ne moom moo di ci parti bi di rek bokk gis-gis te kii di jëwriñ ji nga xam ne moom jiite woon na fi sax bu njiit mairie bu Dakar di rek Pape Diop daal di koy jiite waral tamit dafa nee na rek ay nit yoo xam ne ni dañuy jot 500 000 francs jëm kaw wala sax nag lu ko ëpp ñoom ñooñee des fois dañuy sax am lu toll rek ci ay prime yu toll ci ay 1000 litres ci wàllum carburant ci seeni oto nee na daal yooyu les députés toll nañ ci nag ñeent fukk ci ay député yoo xam ne nii dañ leen di jox téeméeri junni saay bu weer bi deewee waaye tamit nag 1000 litres ci wàllum carburant yoo xam ne rek seen oto da koy am waaye tam ay ligne téléphonique yoo xam ne nii dañuy woote saay su leen neexee te it lépp noonu di génn rek ci li nga xam ne nii moom moo di ci budget wu ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi maanaam ci gafakaak askan wi rek ca la ñu koy génne te it nee na bu ñu nag réglé wul dina nag gën a xuus ci li nga xam ne moom moo di ci yenn ci information yi ndax nee na daal la mu ca xam te leet la dëxañu ca boppam dafa rek daal di bari lool te it mi ngi joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ci rek naka la ñu war a nag nasaxalee li nga xam ne nii moom la ñu dëkkmal di rek élection locale yi nga xam ne fi mu nekk nii moom bokk na ci loo xam ne nii nee na waa Benno Bokk Yaakaar du ñu def lu du rek daal di bëgg nu ñu fexe ba daal di koy gagné ci ab njuuj njaaj waaye tamit nag ci ay njiixi jaaxa yoo xam ne nii ñu ngi koy indi ci xelu askan wi mbokk yi foofee la ñu yemadi ca ak yéen ci boobu lay xibaar fas yéene ba tey di ko topp ba lépp lu ci yees ñu indi laatal leen ko di leen jaajëfal ci déglu bi di leen jox dig daje ni ki ci kanam ak yeneen ci ay xibaar jërë ngeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. DKR 221